salaamaaleykum téléspectateurs yi ak ñëpp ñi ñuy seetaan maa ngi tudd Cheikh Yacoub Dia di directeur général à ZCOM. Hey. Oh na 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 na. The Comeback Show. Oh na na na. Oh na 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 na. It's music. Léegi dafa jot ma dellu. Oh na 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 na. Dafa jot ma dellu si. Léegi dafa jot ma dellu si. loolu boo ma ko laajee naa ci sawar torop pourquoi à ZCOM mooy que ni boo xoolee lettre alphabet dafa nekk 26 lettres ñu ne A ba Z. donc man AZCOM dama ne AZ parce que ci communication damay def de A à Z maanaam lépp luy yëngu ci wàllu communication visuelle dama koy def looloo waral AZ après com bi ñëw com bi communication lay signifier. bon liggéey bi yaatu na torop buñ ko doon lim tey jii duñ fi jóge mais tey mën naa ci lim yenn comme ni nga ko waxee muy wàllu sérigraphie wàllu imprimerie ak wàllu tirage numérique. donc loolu moo tënk communication ñetti volet yooyu donc sérigraphie mën nañ cee lim t-shirt sachet côté imprimerie mën nañ cee lim carte de visite flyers affiche maanaam lépp luy toucher papier loolu mooy imprimerie. côté numérique mën naa ci wax ñaar rek bâche ak tirage numérique bi lii nii nekk sama ginnaaw nii loolu numérique la et j'en passe. loolu yëpp dañ ci yëngu communication lépp de A à Z lépp luy fësal publicité rek. luy fësal nit ki rek dañ ciy yëngu. waaw métier bi dugg naa ci depuis 2013 mais dafa am feneen fu ma doon liggéeyee ci sama benn frère bu baax ñu koy wax Momo même place bi ma nekk nii fii laa nekkoon moom laa ci doon liggéeyal ñu dem ba ci kanam ba nga xamante ne daal njort naa ni tey li ma doon wut ci xam-xam ci liggéey bi am naa ko ci laa beru moom tamit mu def geste bu rafet bàyyi ma place bi nga xamante ne fa laa nekkoon fi la ma ñëpp xamee. ma def fi sama turu entreprise di AZCOM loolu nag 1 an dong la ba ma door rek léegi maanaam sama mbiru bopp 1 an la mais depuis 2013 du moins maa ngi ci communication. liggéey bi yomb moom mënu kaa def parce que boo xoolee rue bi rek ñiy def communication dafa bëri ci rue bi rek ma nekk donc waxatuma la ak yeneen ñi ci nekk mais bon comme li nga wax rek on est des Thiessois te dañoo gëm suñu bopp donc lu liggéey bi metti ak lu milieu bi saturé. li nga xamante ne moo ñu war ñi ngi koy def ngir ñafe réaliser suñu projet quoi. bon pour le moment AZCOM Dakar rek la yem bon fii bureau kese la suñu atelier mi ngi Ouest Foire donc suñuy travaux yu bëri foofu lañ koy defee fii bureau dong la mais suñu projet du Dakar rek la yem am nañ projet national instauré ko ci région yi mais loolu dans l'avenir pour sous-région bi tamit loolu t'inquiète même pas parce que fii nii am na sachet yoo xamante ne Mali la doon dem donc dañuy am commande ba Mali Gambie donc sous-région bi yëpp dañuy liggéey ak ñoom donc liggéey bi mettiwul daal fu waay nekk rek mën nañoo liggéey ak yow à travers internet bi donc doo sonn mën nga liggéey lépp. fii même maillot yii nii rek mondial bii nii am na ay maillot yu nekk fii maillot mi ngi war a dem ba Italie amoon na ay commande ba France donc client bi daf lay envoyer lu mu bëgg par WhatsApp nga liggéeyal ko boo paree tu l'envoies l'image mu validé nga liggéey boo paree après moom moo lay booleeg GP nga yóbbu ko bu dee sous région bi dañ koy teg ci oto yi dem fay après mu dem. bon actuellement milieu bu commencé saturé la commencé na saturé trop parce que ku jug rek da ciy dugg da ngay gis nit ku jugee fële du ci xam dara dugg ci mais bon mooy li may wax rek communication tey bu ci ñëpp duggoon du tax ku ci nekk li nga ci war a lekk nga ci lekk parce que je me dis même maire bi toog ci angle bi fii di jaay gerte caaf si elle avait les moyens dina wut benn panneau boo xamante ne day wane ni moom mii kat day jaay gerte caaf donc loolooy waral ni liggéey la boo xamante ne du mus a saturé parce que à chaque fois entreprise yee ngi juddu nit ñi ngi créer ay affaire te ku créer dara rek soxla nga communication pour vendre say produits pour plus de visibilité donc moo tax milieu bu saturé la mais quand même alhamdulilah quoi. bon message bi ma leen di lancer moom laay lancer ñi may liggéeyal à chaque fois man je me dis que étant jeune waroo toog di xaar état tey li la war da nga koy def mooy boo nekkee jeune jàng moo la war jàng moo xam école la wala métier
mais tey loo ci jàng par exemple bu fekkee école nga jàng nga ba pare am nga say diplôme état joxul la liggéey mais capacité intellectuelle bi nga am exploité ko xoolal benn affaire bu ndaw boo mun a créer bul xeeb dara parce que weñ boo gis ci benn la commencé. donc man sama moroomu jeunes yi conseil bi ma leen di jox mooy que ni ku ci jàng ba pare wala ku ci am liggéey non nga ñafe jéem a xool ci loo investir fii nii tey buñ doon wax fi ñu jaar doo sax comprendre ku nekk am nga jaar-jaar bu metti donc nañ fas jom xam nga gëm suñu bopp ñafe liggéey gëm ni lu dul yàlla neen la fii yàlla rek ay joxe état c'est bel et bien beau ñu yaakaar état mais tey boo jàngee ba pare ñu ngi nii toog am suñuy diplôme bureau bi ñu fi nekk ñëpp dañoo jàng nii kii ela am na sa bagam kii am na masteram kii am na bagam donc et pourtant amuñu liggéey mais tey buñ toogoon seen kër amaana duñ faj dara donte ñi ngi ñëw fii tey ñuy ànd di soox di ñafe am nañ as tuut buñ ciy jàng te am na xam-xam bu ndaw buy ñëw ci ñoom boo xamante ne ëllëg ak si biir mën nañ demal seen bopp donc conseil boobu laa jox. ki déplacé wu ki bëgg a déplacé wu ñëw fekk ma fii Dakar bon maa ngi jëppal rue 13 en face CBAO bi donc foofu la AZCOM nekk boo taxawee ci CBAO bi rek jëppal di nga gis enseigne bi ci kaw foofu la bureau bi nekk. bon tey groupe NJ moom relation bi ma am ak ñoom dafa nekk relation boo xamante ne mën naa ne bon xaw ma sax nu ma koy définir parce que ki fa nekk di seen président sama mag la c'est mon frère c'est mon meilleur ami donc man ak moom mooy loolu noonu donc mu ñëw tamit ànd ceeg NJ présenté ma ko depuis boobu ba tey ma gis ni voilà nit ku cool la ku gëm boppam xam li muy def donc relation bi ma am ak ñoom mooy relation frère et frère donc samay grand frère lañ seen petit frère la donc samay xarit lañ donc relation bu rafet laa am ak ñoom voilà. waaw loolu moom dafa leer événement bi moom ñun ñoo ko moom donc niñ koy waajalee moom macha allah boobu ba tey ñi ngi ci communication bi donc képp koo xamante ne sunu nit la ku ñu jege bëgguñu soppuñu donc dañ lay woo ci bis bi di la ci invité ñii nii bañ ma boolee ci parrain yi ba tey chaque jour maa ngi leen koy wax naan leen da ngeen di dem Thiès donc AZ moom équipe bi nekk Dakar incha allah ñëpp dinañ déplacé wu ñëw Thiès tamit am naa fa ay nit macha allah donc ñun ñëpp dinañ ci jàpp le maximum lépp li nga xamante ne mën nañ ko ci rek dinañ ko ci def incha allah. bon clients yi tout d'abord dama leen di sant di leen gërëm parce que sans ñoom ñun tey jii duñu woon exister parce que tey nit ki la jël alalam di la ko jox nga koy liggéeyal kooku amoo lu dul gërëm ko par des fois nga liggéeyal nit def erreur juum mu comprendre la waroon la mën a fay waroon la mën a topp yóbbu la ci yoon yóbbu def ko donc kooku da nga koy remercier donc li ma leen di wax mooy que ni kontaan naa ci ñoom ci confiance bi ñu jox AZ di leen wax ne AZ mi ngi fi pour ñoom suba ba ngoon donc lépp lu ñu bëgg rek ñi ngi ci kawam mooy comme sunu slogan bi rek votre communication de A à Z donc on est là que pour vous. bon un an yi ci résumé mën naa ni c'est acceptable parce que c'est pas évident nga démarrer dara tak un an nga bëgg ci am profit c'est impossible donc profit bi ñun ba ñuy créer suñu projet dañ ko étalé woon ci 5 ans voire même 6 ans 7 ans donc nii ci phase d'investigation lañ nekk dañuy investir donc lépp lu ñu am dañuy jënd matériel maanaam wutaguñ bénéfice instant bi quoi certes nag c'est dur métti na trop parce que par des fois mën nga toog toute une journée voire même des semaines doo gis commande doo gis dara mais alhamdulilah ñi ngi sant yàlla ñi naan yàlla gémmiñ gu mu xar def ci dara donc lu mu metti on parvient à gérer nos besoins donc li ñu war a fay ñi ngi koy fay donc voilà quoi alhamdulilah. posé nga ma question bu ma neex sax parce que ba may door a ñëw Dakar ba sam papa décédé en passage yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana taas ñu ci barkeem donc ba sam papa décédé laa jël sama destin en main sam papa dafa décédé rek ma génn Thiès donc ñëw Dakar mu metti lool ma koy ñafe di ko reyante dëkkuma kër mbokk dëkkuma kër kenn donc bu may ñëw si je te dis NJ façon liggéey boo xalaat def naa ko Dakar façon liggéey boo nekk def naa ko Dakar mais liggéey bi nga xamante ne sama passion la ma koy def depuis tout petit depuis 12 ans à l'âge de 12 ans mooy wat fii place bi ba ma ko njëkk a jël naroon def kii bi dama ne woon non est-ce que du ma ko def salon parce que man su ma liggéeyul woon ci lii wat laay def
donc bu ma watul woon tamit j'ai ma licence en réseau et télécom mënoon naa liggéeyi ci entreprise mais dama yàgg ñaan yàlla dara quoi mooy que ni dama daan wax naan bëgguma liggéey ak état man dama bëgg yore sama yëfu bopp donc yàlla fekk si na ma ci sama ñaan boobu quoi mais amoon naa possibilité nekk coiffeur amoon naa possibilité tamit nekk liggéey ci réseau Sonatel Expresso parce que am naa sama licence en réseau et télécom. sama papa alors lii boobu noonu loolu mën a expliquer. au fait man yàlla dafa def maay caat bu góor famille maa ci gën a tuuti ci góor ñi donc sama papa man ak moom dañoo amoon complicité boo xamante ne non mënuma toog fii sax di ko expliquer. bon moom la rek moom moo ko def ci ñun moom moo def que ni doomam bu nekk am na lu mu seq ak yow wala am na fu mu jaar ak yow wala am na ay valeur yu mu inculqué ci yow ba tey jii nii mooy sa référence man dama ko yàgg a wax boo demoon sama yaay léegi laaj ko danaan la ba ma nekkee xale ba léegi xam nga lan laay wax ni sam papa laa bëgg a mel bañ naa ko ba dama naan ñaari jabar laa bëgg a am parce que sam papa ñaari jabar la amoon sérieux donc non man caaxaanu ma ci kafu ma ci réew ma ci ku bëgg nag nga gérer ku bëggul tamit mooy loolu ñaari jabar laa bëgg parce que sam papa ñaar la am donc loolu moom la quoi en fait dafa nekkoon papa joo xamante ne macha allah dafa bëgg njabootam donc lépp li war ci doom da ko doon def da daan daw matin midi soir rien que pour ñun ñu kontaan bëggul lu ñu metti du ñu dóor xam nga du ñu saaga tey jii su ma la waxee ba ni sam papa di génnee àdduna sam papa musuma wax duul sama yaay musuma saaga donc yarin boobu noonu tey ñu def ci ñun moo tax ñu leen di sant def leen référence donc tey amaana buñ sañoon ñu fekkee suñu njëriñ à chaque fois regret bi may am loolu la parce que des fois damay wax yàlla sax naan ko boo naree bàyyi ba sama yaay dem nga may ma alal bëgguma am na ñu naan ma lu ëpp la au fait du lu ëpp c'est juste que ni dama xër ci samay waajur te comme que sama papa nekkatu fi yaay ji ma dese moo tax may ñaan yàlla mu defal ñu xéwal yu ñu ko mën a teralalee at yéene bi ñu amoon suñu papa tamit ñu def ko suñu yaay def ko tamit suñu tante di mère Fama Ba moom tamit di yaay ju baax jàppee ñu ni ay doomam man sama yaay bopp la moom boo leen demee laaj ko dana leen Yaxub mooy sama doom donc dañoo nekk famille boo xamante ne voilà quoi macha allah amuñu problème yi gars yi di am ay doom bàyyi lañ certes mais loolu amul ci famille ja donc ku nekk li nga war loog sa morom yaa ngi koy def respect cër bi lépp ça va quoi. ñun dañoo judd tey jii am na mère yoo xamante ne buñ ma gisee dañ ma naan sa papa ak mënoon sañse man léegi nii rek laa bàyyi du ma ni bàyyi sax laa wàññi sol costume mais man sama papa costume matin midi soir chemise braille léegi laa bàyyi braille donc foo ma fekkaan damay correct donc loolu waajur yi ñoo ko def ci ñun te dafa bokk ci nit tey nit da ngaa war a bëgg sa bopp di sol lu baax di sol lu rafet même tey jii boo amee benn tubéy ak benn chemise non dee ko fóot ba mu set di ko sol di ko harmoniser ba mu nice après li ci des garaawul quoi. alors ñu ñëwaat ci li nga xamante ni mooy AZcom bi voilà tey ku bëggoon tey ñu bëggoon a xam seen i projet yoo xamante ni moo nekk en long terme nga xamante ni tey am ngeen yéene def ko fii des années ak yi nga xamante ni moo nekk en cours terme lan lay nekk. bon instant yi nii projet yi nekk en cours mooy li ma la waxoon sànq rek dañoo nekk ba léegi ci phase d'investissement maanaam machine yi liggéey wàllu communication dafa cher trop te mooy li ma la wax rek tey ñun ñooy jéemal suñu bopp di ñafe suñu bénéfice bi ñuy am buñ fayee suñuy charge ba pare épargne ci dara pour dajale pour mën a jënd machine yi donc ci phase boobu lañ nekk mooy que ni dañuy jënd suñu machine yi ñu soxla yëpp am na yuñ ci am mais am na yu bëri yu ci des donc suñu amee loolu mooy suñu implantation Dakar fii mat na sëkk donc buñ jugee ci loolu am nañ projet d'élargissement ba ci biir Dakar parce que communication bi du jëppal donc lañ koy defee du Ouest Foire dafay large tey ci yeneen quartier Dakar yëpp on a des projets yoo xamante ne AZcom bu mënul am ci quartier bu nekk point non dina am ci plusieurs quartiers ay point AZcom comme ni ngay gisee point Wari point boo xamante ne juste bureau lay doon am ordinateur comme fii donc commande yi di ñëw ñu koy gérer muy dem loolu buñ ci jugee beneen phase bi ñuy nekk mooy ci région yi plus particulièrement Thiès parce que tey jii ñun Thiessois lu ñu dang-dangi lu ñu rey suñu bopp c'est pour Thiès tey amaana liñ bëgg buñ ko amoon dañuy dellu Thiès implanté wu fa mais c'est juste que ni Dakar mooy capitale bi donc lépp fi la nekk donc dañuy ñëw fii tàmbali ba dëgër
après dañuy ñibbiwaat Thiès AZ incha allah day ñëw Thiès daf fay nekk loolu ñu ngi ci projet yi sax xam naa ne loolu bon du ma ni du yàgg mais ci suñ premier projet loolu ci la bokk quoi mooy AZ.com ñëw am place à Thiès parce que commande yi day jóge fu nekk Thiès nii boo moytu sax boo leen dem naa leen jox ay bagages yoo leen ma yóbbul Thiès donc de ce fait suñ ko amee foofu ça va quoi waaw loolu moom mboole ma ci laajee dama ciy sawar trop parce que yaa ko waxal sa bopp équipe jeune lañ donc ñi fi nekk ñëpp certes maa leen mag mais différence d'âge bi bëriwul te boo xoolee ñaari jigéen la ñaari góor am na yeneen ñaari filles yoo xamante ne ñi ngi ci équipe bi mais des fois dañuy nekk sur le terrain kenn ki dafa xaw a feebar donc boo gisee ma porté sama choix ci ñi dañoo doon nit ñoo xamante ne franchement mënuma leen définir sax parce que dañoo am ay valeurs yoo xamante ne tey jafe na ci jeunesse su léegi avant ñoom am na ñeneen ñu ma doon liggéeyal mais man ak ñoom signé nañ divorce parce que am nañ fu ñu jaar pardon mais ñii boo gisee ñu nekk fi mooy que ni seen ngor seen jom seen fulla ak seen fayda ci liggéey bi moo tax ma jàpp leen tey jii lu ma bëgg nañ par des fois dañ fi nekk wax raak yooxu ma wax leen du n'importe quoi taxul ñu bàyyi dañuy xëy suba ñëwaat tey buñ gisee loo xamante ne mën na yóbbu AZ ci kanam dañuy ñëw ja lii kat buñ ko defee nii maanaam fii amul ay kii mooy patron kii mooy lii man kii laay wax mooy sama PDG ñoom DG lañ may woowee mais man sama PDG mi ngi nii donc ñun dunduñu loolu fii on est une famille donc on se dit tout on partage tout di ñaan yàlla rek cat ba ñoo dugg xam nga gën ñoo boole ba fiñ bëgg a yegg ñu yegg fa yéene bi ñu am ci AZ yàlla mottali ko man tamit yéene bi ma am ci moom ci ñoom ñi ñëpp yàlla mottali ko franchement ñu cool. su may remercier tout d'abord sama yaay laa njëkk a remercier parce que confiance bi ma jox moo waral tey lii am tey bu amuloon confiance ci man responsabiliser ma amaana tey du ma yegg si fii parce que ba may ñëw Dakar j'étais trop jeune mboq mu wax ma ni ko dew ma mu bàyyi ma gérer parce que xam na doomam donc moom laa njëkk a remercier bu ma paree ci sama yaay damay remercier sama famille yëpp du ma lim damay remercier ñëpp cat ba cat su ma paree ci sama famille damay remercier sama benn grand boo xamante ne amaana tey bu AZ yegsee fii moom la muy Ousseynou Camara ñu koy woowee door kooku tamit nekk ci man koo xamante ne ku sori la ci man c'est mon frère c'est mon ami c'est mon confident tey amaana AZ bu yegsee fii moom la parce que ba ma amee sama projet proposé naa ko ñu bëri wan naa ko ñu bëri mais menn moom moo ci ñëw ne ma raq projet bi sama projet la donc dañuy liggéey booy xool machine yi fi nekk yëpp xaalisam moo ko jënd donc kooku aw ma fayam di ko bàyyeek yàlla yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay donc yàlla tamit saxal suñu diggante ba yéene bi ñu am ci moom tamit ñu mottali ko li mu yéene ci AZ yàlla def ko mu kawee ay njortam su ma paree ci moom damay remercier tamit Mouhamed Diop ñu koy woowee Momo muy moomoon entreprise bi ñuy wax Momo production boo xoolee sama enseigne ci kaw sax di nga gis logoom à côté Momo production parce que tey lu ma xam ci communication yàlla ak moom la lépp lu ma xam ci communication moo ko def ci man donc ma am projet pour tijji sama propre entreprise mënoon na ni booy bi dafay beru affaire yëfu boppam mais bureau bi nga xamante ne fii laa nekk nii moom moo ko moomoon moom laa ci doon liggéey donc moo ma jox bureau bi am na machine yoo xamante ne tamit moom moo ma ko fi bàyyil donc di ma jàppale ci liggéey bi tey bu ma amoon marché 10 millions def ci erreur war a rembourser 10 millions yi da koy fay moom parce que am na lu ñu seq mag la ci man moo ma yar et tout voilà kooku tamit dama koy remercier bu ma paree ci moom damay remercier ñi may liggéeyal xam nga remercier sama xarit yi tamit parce que ñoom jàpp nañ ci tey fu ñu gis nit soxla dara ci communication ñi ngi koy wax yaxub donc at ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi jàpp ci AZ ñi nga xamante ne bëgg nañ AZ jëm kanam ñëpp su ma limee damay juum ñëpp maa ngi leen di remercier particulièrement tamit di leen remercier yéen waa NJ parce que franchement c'est pas évident tey gëm-gëm ak bëgg li ngay def rek moo waral nga jóge Thiès ba Dakar rien que pour ñëw def lii nii donc dama leen di remercier di leen masawu coono di remercier tamit mon ami mon frère Khadim Dia mi ma boole ci partenaires yi donc kooku moom man ak moom on se sait quoi xamante nañ donc du ma wax on se sait voilà quoi waaw gars yi rendez-vous bi foofu la le 6 juillet
au Mikelaan de Thiès donc ku ñëwul man boog laay wax man ñi nga xamante ne samay nit lañ bëgg nañ ma fonk nañ ma man maa leen woo parce que bis bi sama bis la donc AZ buñ ko woowee dafa mel ni partenaire am yëpp ñi mu liggéeyal ñëpp lañ woo donc ku ci mën a jàpp nga ñëw pour sigil ñu sigil sama mag sigil waa NJ donc maa ngi la ci invité di la ci woo di ñaan yàlla mu may ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam donc def ko doom quoi dem corote foofu noonu. It's music. Léegi dafa jot ma dellu